nee na wax dëgg yàlla Sénégal jàppale nañ ba nga xamante ne moom ak sénégalais yi ñoom ñëpp benn la moom bokk maanaam ci gàttal mu ngi dafa jàppee boppam comme sénégalais yi ñi fi nekk comme membre de famille. Our goal is to support the Senegalese people in growing animals. nee na moom li koy jiiteel ak li ko tax a jóg mooy jéem a fexe nu mu dimbalee fii Sénégal lépp ci wàllum jur. We already have a successful program the last 2 years by importing animals from South Africa, genetics which is suitable for Senegalese climate. mu ngi wax ne boo xoolee ci at bi ci passé yëpp am nañ ci succès bu bëri boo xamante ne ci affaire importation parce que li ñu importé d'ailleurs bëri na trop. We already have over 1,000 animals which we doing on our breeding program. nee na actuellement boo xoolee def na actuellement am na plus de 1000 bêtes yoo xamante ne mu ngi nekk ci programme en cours yoo xamante ne dañ nekk en cours am na yeneen tamit yoo xamante ne ñu ngi ñëw mais actuellement li fi nekk mooy que ne plus de 1000 et quelques moo fi nekk comme ay bêtes yoo xam ne ci programme bi la bokk. I invite anybody all of you are welcome and to come and visit the farm and coming visiting the breeding program. mu ngi ne nag képp koo xamante ne dafa bëgg a gis ay juróom nee na mu ngi invité ñëpp. kenn ku ci nekk mu ngi lay souhaiter bienvenue nga xam ne boo bëggee gis ay juróom bu ñëwee ba Louga incha allah di nga ko gis. merci jërëjëf. nee na mu ngi leen di jaajëfal yéen ñëpp. merci jërëjëf. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. mbokki jullit yi fi teew ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk turam ak santam di jiital ci nuyoo bi Cheikh Sidil Muxtaar al xalifatul am li tariqatil muridiya di ko ñaanal suñu borom defal ko fan wu gudd loolu ànd ko wér ba yéene ji mu am ci lislaam bi am ko ci yoon wi suñu borom may ko kàttan ak wér mu àggale ko na mu ko bëggee te mu ànd ko ñun taalibe yi di nuyu tam sëriñ Abdoulahi Mbacke yàllaay buur mi nga xam ne mooy xalifa Mamor Diarra di borom dëkk bi sëriñ Bass waxoon ne suñu accès nañ ko jotal nuyoom ak ziyaaram ngir booy dugg ci kër da ngay jaar ci borom buntu kër ga sëriñ Abdoulahi mooy ki nga xam ne moo fi nekkal Mamor Diarra moom Mbacke ñu ngi koy nuyu bu baax baax di ko ziyaar di wax ne bi ñu ñëw rek àndoon nañ ak sëriñ Fallou Bousso ak sëriñ Abdoul Khader waaye yëggu sëriñ bi am ci bés bi ak fonk gum ko fonk moo tax mu woowaat suñu mag di suñu xarit sëriñ Abdou Lahad Jaxate mi nga xam ne mooy chef de village su Touba moom it mu ñëw rejoindre ñu fii ngir bokk ci délégation bi nga xamante ne mooy délégation Serigne Bassirou Abdou Khadir kon Serigne Abdou Lahad bu dee suñu mag teew day mel ne kon moom moo jiite délégation bi ci turu Serigne Bass Abdou Khadir kaddu yi ñuy yëkkati itam ci turam lañ koy yëkkatee ndax yoon wi ku nekk xam na ni muy tëddee di nuyu bu baax a baax le préfet du département te Thiam préfet Thiam teewal ko fi ñu ngi koy nuyu moom itam di ko ziar di nuyu le représentant du maire son premier adjoint Mor Sow ñu ngi koy nuyu bu baax a baax moom itam di nuyu bu baax a baax tam Serigne Omar Sow mi nga xam ne moo jiite réseau national des éleveurs du Sénégal ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu tam ci turu Serigne Bass moom Serigne Abdoul Khadir doomam di xaritam bokkutam ci kuréel gi muy Serigne Galas Mbacke moom Cheikh Mamadou Lamine Bara Fadilou Serigne bi nee na mi ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ziare di gaaral mbooloo mi tam ne leen mi ngi feddali bu baax a baax ak cofeel ak jàppam ci moom ndax ndaw la waaye ku bëgg Serigne Touba la ku ko jàppale ku koy jàppale ci mission bi nga xamante ne bii moom la ko magam yu baax yi dénk mu wax ne mi ngi leen di sant bu baax a baax ci seen taxawaay bu rafet ci taxawaay yu am solo yi nga xamante ne bii moom ngeen di amal ndax ku nekk xam na ne lii nga xamante ne bii moom ngeen di yëngu muy élevé dafa bokk tey ci ponk yi nga xamante ne bii ponk yu gën a am yu ëpp solo la ci développement bu Sénégal te Serigne Touba mi nga xam ne mooy suñu yaakaar recommandation yi mi nga xam ne moom la recommandé bokk na ci muy jaamu yàlla ak liggéey ndax as gor su bëggee am tarangay àddina dafay nungoo liggéey su bëggee am tarangay àllaaxira dafay nungoo jaamu yàlla kon liggéey bii nga xamante ni bii moom ngeen taxawal di ko def ku ne xam na ne liggéey bu am solo la te bokk na tam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne ubbul watan minal iman bëgg sa réew bokk na ci gëm yàlla te ku ne xam na ne bëgg sa réew mi ngi tàmbalee ci contribuer ci sa développement réew te lii ku ne xam na ne contribuer ci développement bi la Serigne Bass nee na mi ngi leen ci encouragé bu baax a baax di leen sant tam di leen gërëm ci doyloo gi ngeen ko doyloo ak yaakaar gi ngeen ko yaakaar ba tax na ngeen jël bés bi parrainé ko nee na loolu am na ci mbégte moo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem nee na mi ngi sant bu baax a baax te di leen dénk itam
ngeen dollee góorgóorlu ci lii nga xamante ni bi moom ngeen taxawal te di ko def ndax ku ne xam na ne jur gi nga xamante ne moom ngeen di yar te di ci yëngu dafa bokk ci li nga xamante ni dafa am solo lool ci réew mi te it xam na taxawaay yi ngeen ciy taxaw muy njariñ lu ama am solo boo xam ne réew mi yëpp ñu ngi koy jariñoo mu waxoon tam ne bu ñu teewee nañu leen wax ne yéen ñi nga xamante ne bi sëñ Omar yàgg réseau bi yëpp sëriñ Bass nee na mi ngi leen di dénk itam ngeen tàmbalee di xalaat ci nu ngeen di jàppalee jullit yi ak taalibe yi ci tabaski ndax ku ne xam na tabaski dafa xaw a metti lool ci réew mi te xam na gis na ni nga xamante ne bii ni ngeen taxawee gis na ni ngeen boolee seen bopp ak ni nga xamante ne bii ni ngeen àndandoo jàpp na ne lépp lu nga xamante ne bii songu ngeen ko rek mën ngeen koo daan ba tax na mu wax ne ngeen xool pexe yu ngeen mën a xàll ak yoon woo xamante ne bii soo ko tëralee feeg ñetti at jëm ñeenti at tabaski da ngeen mën a andi race yoo xamante ne bii dana gën a oyof ci population bi ndax suñu sañoon tabaski bi jotee jullit bu nekk bi gën a néew doole dana mën a tabaski ci tabaski gu rafet te loolu tam xam na ne yéen bu ngeen ci dugalee seen loxo yàlla mën naa dogal nañ ko bëggee ñu amee ko ni ba nee na daal mi ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm di ñaan ci barki Seexul Xadim suñ borom taxawu leen suñ borom jàppale leen ba yéene ji nga xamante ne bii am ngeen ko ci réew mi yéene ju baax ji nga xamante ne bii ci ngeen nekk suñ borom dëgëral ko ba fu ngeen bëgg a àgg ngeen àgg fa ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax ne kaddu yi ma doon yëkk itam ci turu sëriñ Abdou Lahad Jaxate mii di suñu kilifa te bi mu ñu fekk see jiite délégation bi nga xam ne moom la sëñ Bass yable moo tax ci laa ko doon yëkkati maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. kon nag sëñ bi nee na kaddu yi nga xamante ni moom la rakam yëkkati moom joxe na moom moo ko jox kon nag rafet na ngi leen di sant bu baax kenn ku nekk xam ne kër gi ni muy doxe avec association Ladoum élevage Touba Taysir kan moo ko koy jox sëñ Abdou Lahad Jaxate mu daal di koy jox waa avec association Ladoum élevage Touba Taysir. Sëriñ Touba Sëriñ Sidi Mokhtar Mbacké di ko ñaanal yàlla na fi yàgg te ànd ak wér li ci teg mboolem kilifa diine yi nga xamante ne ñoom ñoo fi teew ba noppi dëkk biir département Mbacké di leen jox seen wàccuwaay yépp di ci teg monsieur le préfet du département monsieur Thiam le représentant du maire de Mbacké di nuyu l'ensemble des chefs de services régionaux yi fi teew ak les chefs de services départementaux les chefs de poste di la ci teg monsieur le président Omar Sow le président du réseau Renades li ci teg mboolem association yi nga xam ne ñoom ñoo fi teew fii ku lim jum crois que waa Alet a ngi fii ñoom Badadien dëgg yàlla bëgguma woon sax lim maison des éleveurs nga xamante ni daanaka sunu lépp lañu la dale ci Seydi Kam yi nga xam ne mooy le président régional ba na ngay yeggee ci madame Fatou Sow le directoire des femmes en élevage ak yeneen association Momar Ndaw Guèye vraiment foofu laa koy yemale ñeneen ñi nga xamante ni dégguñu seen tur yëpp ñu ngi ci biir donc toutes les associations socio-professionnelles en élevage ñi ngi teew fii ñi ngi leen di nuyu di leen jox seen wàccuwaay di wax rek ni sous le contrôle de monsieur le préfet et sous son autorisation madame le ministre de l'élevage moo ñu jox gëdd tey pour ñu teewe fii mu bëggoon fi teew lool xelam ak xalaatam yépp ñu ngi fi waaye nag yàlla mi nga xamante ni moom mooy dogal moo def tey mu nekk bitim réew te comme ni ko kenn waxee léegi bis bu xëyee suba ba jot so ci wàllu liy jëmale càmm gi kanam ci la nekk je crois que kenn wax na fi Brésil du ma wax sax la muy wuti waaye ñëpp xam nañ ni càmm gi moo ko tax a jóg mu wax ñu ni ñu lu ngeen mën a jàpp ak lu mën di doon xew-xew bi am tey jii ci Mbacké na ngeen ma fi teewal délégation bi sax ëppoon na lii waaye nag yàlla mi nga xamante ni mooy dogal
bàyyi ba biig ci guddi mu amaat beneen événement bu am looloo tax waa Dakar yi nga xam ne ñoo waroon a ñëw duufal délégation bi mu am tuuti tolof tolof bu ci am mu am ku wàññeeku ñooña des fa conseiller technique yéeg yëpp waroon nañu teew tey ensuite mu am beneen réunion syndicale pour wax leen ni la wax fa dëgg yàlla dem na ba daanaka ñun ñoo fi desoon mu wax nañu ñu lu ngeen mën a def na ngeen ñu teewal wax sunu yóbbante wax li nga xamante ni pratiquement donc moom mooy sunu mbégte parce que monsieur le président madame le ministre nee na wax fa dëgg yàlla am na mbégte am na kontante parce que mbooleem loo def fii état du Sénégal nga ko defal gouvernement du Sénégal nga ko defal dans le cadre du partenariat public-privé parce que lii lépp daanaka mën nañu wax ni nguur gi la war bu ñu gisee lu mel nii nga doxale ko andi lu mel nii andi ko fii ci biir Touba mbégteem am na fu muy commencé waaye amul fu muy yëpp mi ngi lay sant di la gërëm te loolu nag wax fa dëgg yàlla ci xolam la ko tibbee mu rax ci dolli ni nga ko defee ci bis bi nga ko defee parce que barka dem rek la ñuy soog a jógee màggal Touba fii te ku wax màggal wax bernde ku wax bernde tudd jur te ku tudd jur wax ndawal kenn wax na ko fi léegi bugguma ci xóot mu am expérience originale boo xamante ni moom la ñu gis nga yëkkati ko mu ñëw ci wàllu maanaam ñaari bànqaas yoo xamante ni tey jii ministre de l'élevage nee na bu toogee suba ba jant soo looloo ko tere nelaw muy maanaam dans un premier temps vol de bétail càcc jur gi la sécurisation du bétail parce que kenn mënu fee def lenn te jur gi rawale wuñ ko ñaareel bi mooy lii nga xamante ni mooy deret jooy indi ñu di ko dëxañ ci biir càmm gi te loolu ñun ñëpp borom xam-xam yi d'accord nañ ci ni tant que soppi wuñu deret am na loo xam ne bu ñu ko bëggee ci wàllu meew walla ci wàllu yàpp loolu dana indi gàllankoor nga def ko nag parmi tant d'autres programmes surtout que nag li ci gën a yéeme mooy monsieur le président de la République dans le cadre de son programme plan Sénégal émergent muy le seul référentiel politique bi fi nekk aujourd'hui boo xoolee dem ubbi téere boobu ci wàllu càmm gi l'amélioration génétique est érigée au rang de priorité. Alhaji Ousseynou président maison des éleveurs teew na fi Mor Diarra Sow président maison des éleveurs Touba Mosquée teew na fi président communauté rurale bu Dendey teew na fi président communauté rurale bu Sadio teew na fi ku ñuy wax Mbaye Ndiaye aussi ñëw na adhéré wu mi ngi jóge ba Ndangalma ak délégation teew na fi ku ñuy wax Sakor Ba président daral Mbàkke gu mag gi teew na fi ku ñuy wax Maïbra Ndaw président daralu SDE teew na fi soxna Aram Diop moo jiite jigéen ñi nekk asalem soxna May teew na fi sama maman bi aussi mooy seen secrétaire général seen président bi mi ngi tudd docteur Lo moom it teew na fi muy maire Fat Saw di ku yàgg ci élevage sant gi nag am na ñoo xam ne si sax mënuma ko lim waaye nag mënul ñàkk ku ma limul nga xam ne fàttiwuma la ndax ku ci ne yaakaar naa ñëw naa ba ci yow jox la invitation seen Xaadim Fall bu Bambey moom teew na fi dégg naa ñu bëri ne galas du am ñetti nit te dama fee bàyyi ay nit kon ñooñu mënuma leen a fay dëgg la il est ému way ndeysaan Fallou Ndoye xolam moo sedd rek réussite bi moo tax mu il est brave, il est courageux, c'est un grand monsieur, je dis bien, il a marqué jërëjëf merci beaucoup, il a marqué à jamais l'histoire de l'élevage du Sénégal. Président Kaddu Gango. jërë ngeen jëf dama naan aouzu billahi mina sheytaani rajim
bismillahi rahmani rahim. bu ñu sante yàlla julli ci yenent bi gërëm suñuy ñaari waajur di sant Serigne Touba nga xam ne ci dëkkam bu tedd bi la ñu nekk tey di sant leeram yi fi nekk yépp di yëkkati nuyoo waa Renades di ko teg ci loxo sëñ Moustapha ibnu sëñ Baara bi nga xam ni moo ñëw fii ci suba ubbi ñaan gi di ko teg ci loxo sëñ Isaaxa Mbàkke di rakku sëñ Muntaxa ñoom ñëpp mu sëñ Basiru yàlla nañ fi yàgg te wér di yóbbante nuyoo borom dëkk bi muy sëñ Cheikh Sidi Mokhtar Mbàkke moom tamit yàlla na fi yàgg te wér di nuyu sëñ Galas Amina dama koy faral di wax moom suñu xarit la suñu wasila la suñu président d'honneur di nuyu représentant wu parrain bi di sëñ Bass Abdou Khadre ndax man déggoo nañ ci téléphone mu wax ma ni nekku fi waaye xolam a ngi fi waaye dina fi yónnee délégation bu takku te li ma fi gis tey dal na xel di nuyu bépp kilifa bu fi toog mais di ci beral loxo président Alet Baye Bada Dieng suñu papa ndax yàlla def na Baye Bada du ma ni sax Alet dama ni waa Renades parce que Baye Bada tey ak waa Alet ñëpp ñi ngi ci biir Renades kenn gënu leen a bokk ci biir Renades di nuyu di sant Fallou Ndoye coordonnateur antenne départementale Renades Fallou sax xëy na taxaw fii di ko sant day niru leneen ndax bu dul sax Renades ni mu mel ak nit ñi rek war na tax ñu sant ko waxuma Renades rek ndax yitte pas-pas ak gëm-gëm bi mu am ci li am solo ci diggante nit ñi mooy li ñuy rafetal suñu diggante donc Fallou ñi ngi lay sant di la gërëm di nuyu bureau Renades bi ma àndal ñëpp sama message nag tey di nuyu le représentant du ministre dinaa ci ñëwaat parce que da nga may yóbbante kàddu ministre bi man tamit war naa la yóbbante kàddu Renades ci ministre bi di nuyu préfet mi fi toog représenté par monsieur Moussa Thiam ndax préfet moom moo fi toogal président de la république moo fi toogal premier ministre moo fi toogal ministre yëpp donc ñi ngi lay nuyu di la sant di la gërëm di nuyu ñi fi ñëw ñëpp góor mag ndaw jigéen xale ñëpp ñaa ngi leen di nuyu bésu tey bi dafa di bés bu am solo parce que il faut ñu comprendre li ñuy def Renades dafa juddu tënk gis-gisam ak doxinam ci ñetti mbir wax nañ ko sànq ubbeeku mooy li tubaab di wax ouverture nit day ubbeeku lu kenn mën ñaar ko dàq donc nañu ubbeeku ba ñëpp dugg si humilité balaa ngay xam ni rek humilité baax ci nit nga yoroon lu takku nga daal di faatu ñu dem denc la ca armeel ya buñ fa ñëwaatee kenn du xamee ka amoon ak ku amul donc yàlla na ni yàlla saxal ci humilité partage nit day partager ndax balaa ngay xam ni partage baax nga koy def ba bés nga soxla ña nga daan bokkal ñoom ngay njëkk a gis ca la nga amoon donc ci loolu la Renades tënku ba tax na ni ñuy doxe dafa weesu tey ay discours Renades bàyyi na discours buñ ko defee circonstance yu mel nii moo tax ñu koy def mais ñun développement action la ñu wax te dañu tëral un programme sur 5 ans bu 5 ans yi motee même à mi-parcours mun nañ ñu évaluer te ci liñ ko tënk mooy améliorer la production animale au Sénégal nañu fexe ba cheptel bi ñu am ñu améliorer ko moo tax ñu démarrer ko ñun dañoo judd le 19 août même pas un mois ñu démarrer programme bi moo lay wan ni liggéey rek a ñu tax a jóg commencé liggéey jël la ñu war a jël ci amélioration ovine
te ma leen di wax géniteurs yooyu ñuy joxe il faut mu leer géniteurs yi tey buñ ko bëggoon jaay ñun amu ci benn bu ci mën a jar moins de 10 millions te du taxaw dem leen ya ñu jox waa Diourbel waa Bambey Séeréer waa Bambey Taax waa Géoul yéen xaar leen ba ngeen jël seen yos dañoo sonn fi mu ne xaar leen ba ñu noppalu donc te fan lañ ko jëlee si suñu bergerie yi lañ leen di jëlee duñ dem di jënd géniteur ci àll bi di leen ko jox parce que ñun ñii di yore ay bergerie yu mag ñii toog fii ñëpp nekk ci bureau Renades ku ci ne boo demee sa bergerie lu mu néew yor nga fa 150 xar juróom benn weer yu jot loolu lu mu néew di nga juddule 30 mbote mais xanaa loolu ku ko yàlla may te nga xam ni defaloo ko dara lu tax mu may la ko war ngaa mën a am xel ak xalaat ak xol boo mën a jëlee dimbale ci ñi ko amul donc nañu comprendre ni Renades di doxee te élevage tey dafa toll fu nga xam ni monsieur le représentant du ministre loolu dama la koy wax Renades li muy dox loolu rek moo mën a tey accélérer objectif yi nga xam ne état bi moom la fixé wu ci élevage parce que élevage toll na fu nga xam ni mënatuñoo toog entre 4 murs di xool internet bi di defar ay documents yoo xam ni boo ko indee fii waa ALED du ñu xam sa li ngeen di wax mais bu ñu xamul li ngeen di wax ñoom nan la ñuy mën a liggéeyee lii ñuy def mooy démarche bi da nga wax madame la ministre démarche bi ñuy def mooy démarche ba nga xam ni day accompagner les programmes gouvernementaux ci loolu dama bëgg fàttali nit ñi gis nga développement amul benn réew ba nga xam ni état rek moo ko développé amul réew yi développé wu yëpp état bi day taxaw na mu war a taxawee acteurs yi tamit taxaw dañu war a taxawee ñu combiner effort état ak yeneen acteurs yi surtout les acteurs à la base yu ñu nekk pour que réew mi mën a jëm kanam mais dem leen même les pays asiatiques yi développé yëpp noonu lañ développé woo Renades nag dafa comprendre loolu ba tax na tey le ministère de l'élevage et des productions animales na xam ni initiative yi ñuy jël yëpp dañoo bëgg wan leen ni lii dafa ñëw en plus ci lañ daan def te war na dem ba ñoom seen bopp ñoo koy jël ñu internaliser ko jël ko def ko seen projet bopp. may joxe benn firnde rek parce que buñ nee góor baax na mais na ni jigéen tamit baax na surtout que jigéen ñi moom tabaarkalla macha allah bu ñu jëlee tey initier ay bourses d'aide en élevage xam loolu c'est une idée originale te li état bi di def ci bourse de solidarité yi moo ñu inspiré ñu ne ñun nañu fexe ba jigéen ñi bu nekkoon ci élevage ñu gën a am yokkute bu ñu dugal woon ci élevage ñu gën cee dugg mais nan lañ koy defee ñu ne dañoo war a fexe ba dimbale leen ci ay xar wala nag wala ganaar lépp lu ñu xalaat ni war nañ ko mën a yar mais dañ leen a war a accompagner du yem foofu ñu ne comme ñun amuñu moyens yu bëri nañu fexe ñun déjà ñi nga xam ne ñoo sookee Renades pour wane yoon wi ñu jël suñu alal def ko ci ñu ne bourse bu nekk day nekk 50 000 francs secrétaire général bi toog 4 bourses la joxe muy 200 000 premier vice président bi 4 bourses la joxe te bourse yooyu dañuy wër di ko joxe ci Sénégal fu ñu demati léegi pour dimbali ko jigéen ñi jël leen wax nag sànq ñoom wax nañ ci mais foog ma gën ci leeral boo gisee ñu ubbi compte Cofina Banque parce que suñu partenaire la léegi ci bourse d'aide en élevage yooyu du xaalis la ñuy jël ñëw jox la ko finalité bi mooy di nga jot sa xaalis liggéey ci yow ku jigéen ki ñuy jàppale mais dañ la war a teg ci yoon jàngal la microfinance nga xam nan ngay épargner ba mun a dem jàppale sa activité mu gën a dox moo tax 50 millions yi dañu combiner lu bëri moo tax su ma leen di wax ni Renades ci xam-xam la lalu rek bu ngeen yeboo jàpp ko ndax dañu combiner ñaari mbir jël suñuy moyens financiers ba pare dem wut ab expert bu nga xam ni ci nan la ñuy yore jur loolu rek la xam-xamam màcc teg ko ci etu programme bi
Cofina banque 5000 francs junne rek lay jël ubbi compte bi gis ngeen ko fi sànq ñu jël ci pour jigéen bu nekk juróomi téeméer di ko fay expert bi mu koy former pendant 45 jours ba pare mu am suivi lu ci des du 42500 xaw ma sax nan lañ koy xaymaa ci wolof. Renades ni banque bi dugal ko muy participation Renades pour épargne ku jigéen kiñ ko jox mais yemul foofu jigéen ji day continuer di épargner lu mu am dugal bu yeggee yenn montant yi ay 120000 150000 Cofina mun na ko lebal 200000 yu mu ciy yokk nga xam ni bu koy fay du ko sax yëg pour mu mën a encadrer activité am. mais loolu tey buñ demee ba mu généraliser wu ONG yi dugg ci état bi dugg ci mais yokkute élevage la loolu dong moo ñu tax a jóg. di wax ni tey bu ñu ñëwee joxe ay géniteurs ñu ne loolu doyul xool leen projet bi ni mu tudd bu ngeen xoolee seen gannaaw fee ci kii bi dañ ko tuddee projet de développement solidaire en élevage solidarité d'ailleurs moo mas a am Sénégal mais xëy na ci suñu programme yi parfois dañ koy fàtte dugal ko ci mu nekk à la base de nos projets et programmes moo tax Renades dugal ko ci ñu ne nit ki dimbale ko mu améliorer ba def li ñu war a def ba ñuy convaincre Grands Moulins ak Sédiment te ñoom montage institutionnel bi ñu leen wax daf leen a gën a convaincre te dal seen xel mooy dañoo ubbi magasin de référence ñu ne ñu nu ngeen koy gérer ñu ne éleveurs Touba yi ñoo ko moom waaye nag loo gis dañ koy organiser ñu ne dañoo teg benn comité de gestion Baye Bada mii di président bi ak yeneen président association yi ànd ak moom encadré ko muy superviser di contrôler le travail du magasin di ñu rendre compte au niveau de Dakar ñu ne loolu benn la ñu ne ñaar ñu jël Fallou Ndoye mi suñu coordonnateur ñu jox ko mu yore gérance su magasin bi et loolu su ngeen gisee ñu def ko parce que dañoo ne suñu bëggee yëf yi dox da nga koy jox éleveurs yi mun nga dem jël benn commerçant fee ñëw jox ko ko mais du sotti parce que bu xamul yar du ci am taxaw na mu ca war a taxawee mais éleveur bi nga xam ni xam na li ñuy daj boo ko joxee dana ci jàpp mooy ci ba yëf yi dox moo tax ñu tërale ko noonu et di lancer un message ici par ma voix Renades dafa bëgg président Bada yow mi président comité de gestion magasin de référence France boobu sëñ Fallou yow mi responsable bi da ngeen am sas wu rëy a rëy ndax ba ñuy jël engagement ak minoterie yi dañu ne monsieur ñaa ngi nii toog ba xam ngeen ci li ngeen di dugg ñu ne waaw li ñu war a def yëpp def nañ ko léegi nag pour ñun yéen a ci des yéen a ci war a jàpp yéen a ci war a taxaw muñalante déggalante laawante biir yow nga xam ni yow yaay responsable comité de gestion bi yaay contrôler tout le processus Fallou Ndoye xam ni mooy yore gérance bi di leen rendre compte ngeen àndandoo nekk benn di rendre compte le bureau national il faut mu leer ñu wax ko ci mbooloo parce que li ñu taxawal du affaire caaxaan repas bañ ca dugal ay millions la te dañ ko garantie il faut mu leer te dañoo bëgg rek Touba nekk référence donc na ci ñëpp jàpp ba ñu xam ni magasin bi tey démarré nañ ko ak 15 tonnes mais bëgg nañu bu ñu dawalee 2 mois 3 mois ngeen commandé 100 tonnes mu dugg ci magasin boobu loolu la ñuy xaar ñu xam ni yéen a ngi am yokkute di avancé. yëpp du jéem a ootal nit ñi du jéem leen a nax mais jàppale leen rek la mais loo gis nag boo ko tënkee day am organisation nañu fexe muy góor di jigéen surtout que jigéen ñi wañ nañu suñu loxo bañ ni ñun jigéen ñi bu ñuy adhéré 5000 francs la ñuy fay nangul nañ leen ko mais na ngeen fexe. seen jur yi ngeen yor ngeen di dem ci magasin de référence di waxtaan ak Fallou Ndoye di waxtaan ak Baye Bada ak yeneen membre comité de gestion yi pour que vraiment affaire bi gën a dox parce que bu ñu évaluer mu dox rek dañuy continuer mais dañuy ñaan yàlla jàppale leen affaire bi réussir ak jàmm salaam. alors di terminer nag di wax ni vraiment ñi ngi leen di sant di leen gërëm ndax géniteurs yi ñu joxe il faut ngeen xam lenn dinañ fi ñëwaat évaluer ko de. ah oui il faut ñu xam ban njëriñ lañ fi def su ko defee ñu mën a xam ndax war nañoo changer lii war nañoo corriger lii war nañoo améliorer lii de sorte que après il faut ngeen jël
numéro secrétaire général parce que ñun dañu am siège ñun dañoo ubbi parce que li ñuy faral di wax xëy na loolu suñu avantage la yàlla def suñu waajur yóbbu ñu jàng ñu ñëw bëgg jur suñu xam-xam boobu nag ñu am ci njàng mi moo tax ñuy doxee nii am nañu siège dañu organiser wu am nañ numéro téléphone am nañu mail am nañu lépp donc ku nekk ku ñu soxla na nga fa woote su ko defee nga mën a xam lan la ñu war a dolli ci li ngeen di def ak li ngeen di taxawee vraiment di leen wax ni yëf yaa ngoog jaar nañu fi di leen jox rendez-vous le 16 décembre pour sargal jigéen ñi encore à Dakar. suñ Touba ñu ngi leen di nuyu képp koo xam ne ñëw nga fi tey ñu ngi leen nuyu ci sa tur ak sa sant damay wax rek ne liñ fi indi tey dafa di loo xam ne dafa topp ci benn cérémonie boo xam ne amoon na septembre ñu amee ko woon Dakar te doon ci sargal ñi nga xam ne di jox ay géniteurs ak ay comme ni ñu def tey nii ñu ko doon defal waa côté Géoul ak ñi ak Dakar ak ñeneen donc may wax rek ne RENADES dafa taxaw pour accompagner état Sénégal ci li nga xam ne mooy amélioration race qualité pour que ñu am qualité ci élevage bi aussi ñu am ñuy taxawaay am beneen taxawaay ci ni ñuy yaree jur parce que c'est vrai Sénégal ñu ngi yare jur depuis longtemps mais à chaque fois boo xoolee bu baax dafa mel ni avancement avancé wul comme ni mu waroon avancé bu surtout ci qualité bi ak quantité bi parce que buñ ko seetloo toujours tabaski bu jotee fii il faut que ñu xaar waa Mauritanie ñu indi seen xar yi ak wala waa Mali pour que ñu mun a am li nga xam ne moom lañ soxla ci tabaski bi may ne nag loolu RENADES ci taxawaayam bii tey dafa mel ni dafa bëgg xeex pour loolu mu jóge fi et bon ñu mu nekk politique boo xam ne état Sénégal moom moo ko taxawal RENADES comprendre loolu di ko ci accompagner donc à travers le ministère de l'élevage donc tey ñuy sargal aussi ñi encourager ñi nga xam ne ñoom la ñu sargal fii tey ci suñu kanam muy ñoo xam ne dañoo engagé ci élevage muy nekk ay jigéen surtout bon ñu effort yi ñuy def ñu dem ba gis ne seen effort jëm na kanam te wane nañu li nga xam ne nit mun na ci référé wu pour développer élevage pour changer élevage ni ñuy defee élevage ci Sénégal ci réew mi donc ñu ngi leen di encourager di leen ndokkeel ci loolu aussi parce que nekkul ne mun nga di liggéey fii ak suba te loolu nga bañ ko mun a am moo ñi ci remercier aussi RENADES parce que le fait que nga gis koo xam ne mu ngi góorgóorlu nga nga encouragé ko ci jox ko ay bourse comme bourse yi ñuy joxe léegi bourse yooyu aussi nekk na initiative boo xam ne dañ ko war a démultiplier ci biir réew mi parce que dina encouragé ka nga xam ne vraiment am na yéene am na engagement pour développer pour def élevage mais xëj na moyens yi jotewul donc bourse boobu ñuy wax buñ ko généraliser vraiment maa ngi ñaan waa RENADES ñu généraliser ko Sénégal yëpp parce que dina encourager surtout jigéen ñi nga xam ne jigéen ñi ñoo yore kër yi loolu nañ ko xam te jigéen ñi ñu ngi ci yëngu ci façon yëngatu bi nag ñu ngi koy yëngu ñii ngi def commerce ñii ngi def élevage ñii ngi def maraîchage ñii donc bu ñu gisee koo xam ne partenaire boo xam ne dafa ñëw pour jàppale leen ci wàllu boobu bon bu boobaa dañ koy saluer te dinañ ko encourager donc président Sow ñu ngi lay sas loolu ci turu état Sénégal initiative bi nga xam ne mooy bourse économique yi nga commencé ci Touba ak Mbacké nga yaatal ko Sénégal yëpp parce que boobaa dinañu gis éleveurs yi dinañ gis seen bopp ci seen liggéey bon may wax rek ne aussi li nga xam ne moom noonu la RENADES di doxalin boo xam ne vraiment dama ko partagé bon parce que nit aussi bu ngeen boolee bokk dara li gën a rafet mooy lépp lu ngeen di def ngeen toog waxtaane ko bu ngeen toogee waxtaane ko tëral ay plan bon pour aussi xam nan ngeen koy doxalee ci temps bi nga xam ne moom la laaj donc may saluer vraiment seen entraide boobu ngeen di def ak géniteurs yi ngeen di joxe xam nañu am na valeur
mais toujours que da ngeen di accompagner état ci li nga xam ne politique d'amélioration de la qualité de production de viande et de lait. parce que loolu moom mooy problème mu Sénégal wax naa ko léegi fii surtout fii ñu nekk ci Touba ak Mbacké dañuy soxla yàpp bu am qualité. parce que événement religieux yi fii am tolloon nañ ci ba nit ñi dañuy dem sax di ko jéegaani ji feneen parce que boo xoolee Magal Touba da ngay sentir ne waa Mauritanie dañuy ñëw waa Mali di ñëw alors que bon vraiment waroon na mun a nekk qualité boo xam ne ak quantité boo xam ne war nañ ko mun a am ci biir réew mi bon xëj na avec le temps ak seen stratégie bi ngeen adopté bon dans les années à venir yaakaar am ni ngay am yaakaar ne dinañ am solution donc ci kaddu yooyu laa bëggoon wax ci turu Mour Lamine Mané nga xam ne moom laa représenté fii mu représenté ministre de l'élevage ci cérémonie bi nga xam ne moom la ñu instruire woon pour ñu ñëw fekke ko jiite ko fexe aussi lépp li nga xam ne conclusion yi nga xam ne ñu ngi ko yuy def ñu fekke ko donc ci kaddu yooyu laa bëggoon gërëm waa RENADES encourager aussi seen membres yi encourager aussi ñi nga xam ne duggaguñu ci réseau bi aussi ñu dugg ci association éleveurs yi bari na ci Sénégal mais réseau bi aussi ni muy doxalee nii mun naa ne am na avenir et maa ngi donc encourager maa ngi communiquer pour que ñeneen ñi nga xam ne duggaguñ ci RENADES ñu dugg ci comme ça bu gën a yaatu xëy na dina gën a am doole te aussi bu boobaa aussi li nga xam ne mu ngi koy def dinañ gën a am visibilité parce que lépp la def aussi da ngay wut visibilité mooy comme ni nga ko waxee léegi am na ñoo xam ne jox nañ leen ay géniteurs tey mais bu fi ak 6 mois ak 1 an dinañ dellu si évaluer ba xam liggéey boobu nan la amee impact ci population bi bon parce que bon en fait buñ la choisir yow kenn jox la géniteur aussi nekkul ne géniteur yow rek lañ ko jox mu yem ci yow dañu séntu nit ci nga gën ko nga yaatal ko yaatal bi mooy boo amee benn doom ñaari doom beneen doom bi ñaareel doom bi nga fexe am keneen koo ko jox tamit noonu la yaatoo ba Sénégal yëpp mun cee jot donc maa leen di gërëm di leen sant bismillah satan salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu waa Ladoum TV ma leen di félicité di am ci yéen contentement ndax depuis bi ngeen di door ba léegi ñun ak yéen kon loolu vraiment dëgg la ma lay xamal ne bis bi li ko waral mooy RENADES dafa ñëw ci moment boo xam ne si dafa fekk li Sénégalais yi soxla mu indil leen ko mooy lan parce que Sénégalais yi soxla nañ actuellement nii ndimbal ci wàllu élevage bi ci njëkk mooy aliment de bétail bi seer na bi ci topp mooy chaque année dañuy jëgaane ay xari laadum wala ay xaru naar wala ay xaru ndaama lu toll ci 40 milliards wala 35 milliards à l'extérieur dañu gis ne Sénégal ay acteurs de l'élevage ñu ngi fi kon donc nit ki yaa war a suqali sa réew ndax amul benn état boo xam ne si du population ba ñoo koy suqali ci la waa RENADES xool ne dañu war a jàppale éleveurs yi nañ leen mën a jàppale non seulement dinañ leen wutal ay géniteurs bu dee ci wàllu xar bu dee si wàllu nag bu dee si wàllu walaay en plus que ça dinañ jàppale jigéen ñi wutal leen ay bourse ubbi leen ay compte en plus que ça danañ leen wutal ay magasin de référence comme quoi que ripaas bi doon jar 9500 dinañ ko jaayee à 7300 bi doon jar 10 000 danañ ko jaayee à 8000 ñu xalaat ne am nañ programme boo xam ne si buñ ko tegee fii ak 5 ans incha allah dinañ réussite am satisfaction ci wàllu autosuffisance à viande ak autosuffisance à mouton de tabaski en plus que ça ak lait bi xam ne si dañ koy jëgaani RENADES loolu lay xeex. jëluñu ko jox ko benn nit dañuy xool association bu nekk ñu jox leen benn géniteur ndax yàlla dafa bind te yemalewul ñii dañoo am tuuti ñii am lu bëri ñii di diggu doomu am na ñoo xam ne si à chaque instant dañuy dem ci bergerie yi di tablu parfois nga gis ku maye nga gis ku laaj 50 000 100 000 loolu RENADES di ko xeex ndax géniteur bi buñ ko febee jox ko alerte wala ñu jox ko ASEP benn 5000 francs lañ ciy laaj pour entretien géniteur bi bépp membre boo xam ne si bëgg sa famille bëgg na maal bu ko sayir da ngay indi mu tëb ko nga joxe benn 5000 francs te yaakaar naa ne loolu suñ ko defee d'ici 5 ans changement dana am ci wàllu élevage loolu lañ si jublu. su fekkee da nga bokk ci association bi adhéré à 100000 da ngay wàññi ko jënd carte de membre bu 5000 maa yor reçu fii département bu Mbacké boo ñëwee ma jaay la reçu bi 5000 francs
nga photocopie sa dante ak ñaari photo ñu defal la benn carte numérisée mooy wane ne yow am nga accès ci magasin bi bu fekkee éleveur nga bu beru nag amoo carte membre Renades agréé woo bu dee jar 9500 lañ koy jaayee parce que comme dañu jóg pour dimbale éleveurs yi wàññi prix yi te imaginer la yow nga ñëw adhéré ci benn 15000 francs mois bu nekk nga xonte 10 sacs mais 2 fois 10 ça coûte combien c'est de l'argent ah nga multiplier ko ba mi 12 c'est de l'argent kon bergerie yi vraiment dama leen di ñaax ñu ñëw adhéré individus yi dama leen di ñaax ñu ñëw adhéré GIE yi dama leen di ñaax ñu ñëw adhéré non seulement rawatina nag ak association yoo xam ne si magasin de référence suñ ko ubbee ci seen loxo lañ koy teg. dama ci am contentement bu mag ndaxte li olof di wax dëkk ci dëkk bi tekk ci dëkk bi moo ko ëpp solo dëgg la te un bon sénégalais dafa war a indil goxam lu am njariñ man nag yàlla suturaal na ma ñaar yëpp laa def ndax dëkk bi moom sama dëkk la sama maam sanc na ko fukki at nit doo ko fee fekk muy Ndoyeen kon donc su ma fi dëkkee dama war a fexe la sama maam doon dund ba nit ñi fekk si ko ca ma roy ci moom loolu mooy nit ku nekk da nga am ñu la meññ nag da ngay fexe mel ci ñoom ay jikko yu baax lañ doon def ñu la koy dégtal sa baay baax sa maama baax nga fexe leen a raw ba tax na dama amoon ambition opter élevage mu nekk sama passion parce que 91 laa commencé def élevage 89 laa commencé def élevage yaa ngi dégg ba 95 xaw ma jaay xar ci laa doog a commencé jaay di wër yàlla dogal it képp ku ma gis nga am lu baax dama koy apprécier ci laa dem ba egsi fi ma egsi kon dama gëm ne nit da nga war a amal njariñ sa gox lépp lu baax da nga ko war a wuti indil ko sa gox ndax lu waay def boppam. dernier mot damay sant sama mbokki Mbàkke yi mbokki région Diourbel mbokki Sénégalais yi parce que bu mbir mi egsee fii samay mbokk ci njëkk a taxaw ak samay dëkkandoo ak samay xarit ndax su ma jëlee woon lu baax indi ko imposé leen ko te nanguñ ko consommer kon du ma am réussite kon réussite bi partout dans le monde du man rek. suma jarbaat yi xam ne si aussi ñu ngi sama côté ay jigéen lañ bi ñuy def suñu assemblée générale le 18 dama leen woo 4 heures du matin lañ yeewu ñu nekk ay xale kon loolu vraiment fierté la ci man contentement la ci man ma leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla fan nu gudd ak wér gu yaram ak lépp lu baax ci doole Seydina Mohamed jërë ngeen jëf.